dara ñu mun a wax ne kon ca biir constitution ba ca la ñuy werante mais munta ñëw di wax ak moom ci ne waxoon nañ ci ba jeex na kon nag lu ñu waxoon ba mu jeex suñ ñëwaatee fii day jeex non waxu constitution du jeex tant que cette loi existe elle a la primauté kon loolu la ñuy wax notion droit bi ñu lay njëkk a jàngal ci faculté de droit la moom la ñuy wax la notion de la supériorité des lois loi yi dañoo magante ba ca faree kaw nag ci biir réew mi comme ni ma ko wax mooy la loi constitutionnelle kon munu koo évoquer ñu ne ko le règlement intérieur munu ko évoquer ñu ne ko beneen réunion boo xam ne defoon nañ ko commission def na ko am na 63 personnes yoo xam ne intervenir nañ ci biir 63 ba am nañu benn consensus bi ñëwaat nañ fii ba voté nañ ci kanam assemblée li ngeen di def c'est pas légitime monsieur le président de l'Assemblée nationale bu fekkee yow yaa war a toogal légitimité li ngay def nii du doomu yoon doom ji nga bëgg a jural tey du doomu yoon sëy juru ko puisque sëy bi koy jur li ko mun a fas mooy constitution bi ñu ngi continuer nag niti diine yi wax nañ niti loi yi wax nañ puisque Madické fenn rek ngeen ko mënoon a weddee dugguma ci débat politique am waxuma argument politique am waxuma consensus bu muy wax entre politique ak woote ngeen ak dialogue leen je parle du côté droit loolu mu leen wax muy la constitution fii ba bëgg géej gi di feree mënu leen ko cee tontu lu mooy ci biir constitution waaye mënu leen ko tontu ci biir règlement intérieur. léegi ñu ngi wax waxu état de droit ci réew mi ñi yore réew mi nee nañu réew mi lañ ñor ku jéggi nee nañ réew mi lañ ñor askan wi réew mi ñor itam ñu ngi xeex ci mbedd mi kon yow bokk nga ci ñu am njortu ne lii waroon naa doy sëkk pour ñu retirer. doy na sëkk. réew mi ñaar a ko seq. nit yi diine yi ñoo amee mbooloo ak diine bu mu mën di doon. donc bu kenn ci ñoom jëlee responsabilité am def benn proposition duñ ko sànni d'abord kooku dafa war a doy te bi ci génn gu ma gis ko mooy l'archevêque de Dakar bi nga xam ne mooy monseigneur Benjamin Ndiaye monseigneur Benjamin Ndiaye moo génne la mu wax itam nee na loolu wax ji waxul ne buñ ko def dafa ne nañ ko jël ñu teg ko de côté ba waxtaan suñ ca waree delsi ñu delsi ca kon loolu nga xam ne wax na ko ci laay delsi damay delsi ci ne niti diine yi nga xam ne ils sont représentatifs dans ce pays déjà wax nañ te li ñu demandé mooy nañ ko teg de côté ba wax à travers moom niti diine yépp wax nañ feeg ba contraire bi di génnee bu beneen niti génne diine génnoon wax le contraire ñu ne niti diine weddi na niti diine waaye bu kenn ci ñoom waxee kon mel na ni la religion te itam ci base religion la tegu ci alquran loolu la tegu ci bible la tegu ci ancien testament la tegu wa shawirhum fil amri ab yonent bi yàlla bu yàlla di waxee la yàlla wax ne waxtaane leen mbir mi wa shawirhum fil amri kon nag ci shura lañ toll assemblée majlisu shura lañ koy faral di tuddee moom nag gannaaw mushawara bi nee nañu na gën a yaatu foofu na yegg ci peuple bi na yegg ci référendum la démocratie n'a pas de prix kon niti diine indiqué na loo xam ne mun na doy muy benn nitu yoon indiqué na loo xam ne dajjeeguñ ko ci yoon kon nañ teg ñi far ci fii ak ñi far ci fële man waxeetuma Madické en tant que membre parti man article 4 de la constitution laay wax fi mu toll. scientificité bi léegi moom. loolu laay wax man maa ngi wax ci la caducité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale devient caduc devant la loi, devant la Constitution mënatoo ko évoquer ci kanamam kon man ñaar yooyu laa wax ne fii mu toll monsieur le président de la République
boo bëggalee réew mi jàmm te moo taxoon jàmm taxoon ñu jox la ko yàgg naa la ko wax yàgg naa la wax monsieur le président cohésion nationale nga waxoon ma état de droit tey nag dama lay wax cohésion nationale muy benn monsieur le président dama lay wax état de droit muy l'article 4 de la constitution muy ñaar monsieur le président dama lay wax la religion te maa ngi la koy wax à travers beneen chef religieux boo xam ne li mu wax religion yëpp d'accord nañ ci muy l'archevêque de Dakar muy teggil wax ji ba beneen jamono ngeen waxtaan ci diggante bi te loolu la alquran wax wa shawirhum fil amri. kon yow buñ la déggee gis nga ne loi bi comme ni ko askan yi daan sako politicien di ko sako mën nañ wax une bonne loi pour tous mais à un moment qui n'est pas bon pour tous waxtu bii du waxtu woote ko mais waxtu waxtaane ko ci lañ toll woon. kon mënagul la nekk bonne loi mënagul la nekk loi puisque bu ñu waxtaanee mën nañ ko teg mën nañ ko bañ a teg kon mënaguñoo wax loi ba wax bonne ou mauvaise li ñu wax mooy préalable bi war a jiitu balaa ñuy wax loi doom ji balaa muy juddu na sëy bi taxaw na sëy bi taxaw sëye fa nekkul lii ñu bëgg a def njaalo la li Moustapha bëgg a def njaalo la ci diggi àddina nag la bëgg a njaalo indi fi ab doom ne doom jooju mooy war a nekk baayu Sénégal loolu moo jaaduwul doomu njaalo du nekk suñu baay duñu mag duñu nekk leneen. sumb nañ ay médiation ak waxtaan ci rapproché ñaari parti fan nga gis ne fa lañ bon waroon taxaw teg fa baaram ba nit ñi mën a toog waxtaan parce que dafa mel ni problème kóolute dafa commencé. kóolute am na ku amul lay président bu tant que amutoon lay moom ak ay wujjëm ñoo nekkoon bu boobaa lu jafe woon a àtte la waaye tey bu nitu diine taxawee wax ñu tegal ko loi tegal nañ ko ci taabal ji loo xam ne mën na caa sukkandiku problème bi Ousmane mooy ku amul lay tant que ay wujjëm a koy wax tant que ay opposant ñoo doon wax mbedd meeg ñi daan jël téléphone beeg ñëpp dañ daan wax ne opposition bi nee na nu mu tëddee pouvoir bi nee